hôpital El Hadji Ibrahima Niass ca Kaolack am na daal koo xam ne dafa juddu di ab bébé ñu ne dafa daal di ñàkk bakkanam te loolee amul woon ca morgue ba nag responsable foofu daal ñoom ñoo gis ne ma nga doon woy di noyyi waaye dafa mujjee ñàkk bakkanam ndaw yi waxi naan Nimzat ca banlieue bu Ndakaaru ca Géejawaay ña nga woon démb ci kaw tali bi ngir wane seeni naqar li ñu bëgg mooy yoon def liggéeyam gannaaw faatu ab ndaw kii di Oumar Diop mi ñàkk bakkanam ci baññee suba la korité ci VDN 3 bi ñu ne dañ ka agressé mu jaar fa ñàkk bakkanam comme sax ni ko ndaw yi wax na Nimzat amal la ni ki démb doxub ñaxtu noone la amee ci ay gox yu bëri ci réew ni ki démb dinañu wutali Mako ca département bu Kédougou Malem Hodar ca région bu Kaffrine waaye tamit ca Bargny waaye ñu mujjee ko jam ñaajo ku ci ne ak li tax a jóg ba tax nga dem wax sa nakar ci kaw télé bi ñaar patri ba tàggat ak Mohamed Diop ci technique bi Assane Diouf asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. ñu tàmbalee xibaar yeeg hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack coow am na fa ab bébé daal bu fa juddu ñu waxoon ne dafa daal di ñàkk bakkanam waaye loolee amul woon ndax moo nga doon woy di noyyi responsable ya foofee ca morgue ba ñoom ñoo ko mujjee gis muy noyyi daal jàpp ne bam fa yegsi bakkanam xotul woon. waaye nag ca mujjantal ba loole ma mujjee am ñu sax tàmbalee ab rapport ngir yëf fi daal di leer Pambay Diaw. Alassane Sow du gaaw a fàtte bisu 6 mai ci hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack doomam ji nga xamante ne nag semaine la am ak lu topp te nu hospitalisé woon ko moom la ne woon dafa génn àdduna ba nu yóbbu ko ca morgue hôpital ba ñoom nag bi ñëwee foofu ci leen gis ne xale bi ba léegi mi ngi nokki. waajuru xale bi nag di naqarlu mbir mi ndaxte moom nee na demal na ban jox ko certificat de décès bi. fekk fa beneen xale bu jigéen ma bokk mu ne waaw finalement nag xam na ko léegi bi wàññeeku mu ne ma toogal xaar tuuti ma jox la certificat de décès bi ma toog tuuti mu bind benn kayit bu ndaw certificat mu jox ma ñu ne ma léegi boo fi jógee nga dem ca morgue ba jël sa koor mais jógee noonu laa topp tali bi rek jëm ba directement morgue toog ko sax ay dans la 2 minutes indi ko jot nga dugal bi mu ñëw bu ci biir morgue bi teg ko noonu rek ba morgue bi ne ma ñëw leen seen koor mu ngi nii mu xool fekke moom la ubbi carton bi ni xool xale bi ma gis moom mu ngi noyyi ma laal ci dox ñu yuuxu ñetti yoon ma ñëw fa na fekk ne ko lu ngeen bi ñàkk ma teggi ay matuwaay daal dinañ koy jël ñi nga xamante ni ñoo laale woon ci mbir mi ñoom ñëpp daal dinañ leen di déglu ba am na benn rapport boo xamante ni jébbal nañ ko ñu yore waa hôpital bi li ci war nag lépp dinañ ko def buñ sukkandikoo ci docteur Kalidou Ly. bi ñu koy hospitalisé mu ngi am benn bébé la boo xamante ne amoon na jafe-jafe aussi ci wàllu complication cérébrale ndax aide infirmière bi moom moo gis ne xale bi nooyeetul rek mu yaakaar ne dafa dee fekk xale bi nag feebar bi mu feebar moo bindoo noonu yu xew ni su amee di nga laaj responsable bi lan moo xew bind nañu lu xew indi nañ ko jox ko administration bi donc lu si des li si war a topp dina si topp. di fàttali rek ne xale bi 22h jotee la mujj ñàkk bakkanam ba tey jii ci la 7 mai bi 10h jotee ci lañ ko daal di rob ci cimetière yi Léona Niassène yi. RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw ñu wutali Kolda lu mu néew juróom-ñaar fukki bakkan ak benn ñoom ñoo daal di xot ñu bëri ami feebar bi di paludisme di sibiru moom daal la ñu gis ci atub 2021 foofu ca Kolda feebar bi nag daal di fa tàmbale jaaxal askan wi yeewoo foofee ca Kolda ndax daal ñi ko fay am ñu ngi tàmbale bëri juróom-ñett waxtu na ñeent simili fi ci rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. ñoo ngi ko doon wax sax ci bopp xibaar yi ni ki démb bëri woon ay manifester ku ci ne ak la tax a jóg ñu tàmbalee wax na Nimzat ca banlieue bu Ndakaaru ca Géejawaay ndaw yi nag foofee ña nga woon ca kaw tali bi ne daal na yoon def liggéeyam gannaaw faatub Oumar Diop di ab ndaw buñ ñe dañ ko daal di agressé bañ ne suba la korité ca VDN 3 ba ñuy tamit laaj ñu utal leen fa courant ndax dafa lëndëm lool bërëb ya ñu daal jàpp ne lampe daal dafa manqué leerale ko Mar Mbow. maire Baye Sahar lañ doon jàng ci kanamu yile manifestant ay ndaw ay adolescent ak it ay mère de famille ñëw nag ci marché bi ngir rek jooye seen doom bi Omar Diop. billahi wallahi lii daf ñoo metti ba si kanamu yàlla lii daf ñoo metti lii moom dafa war a dégg si dëkk bi maa ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla du woon ay jooy kise njàkkre ak tiis tamit gisoon nañ ko fi
ci tënk ay émotion yu jaxasoo. dafa doy. ñooñu nag bëggoon dem ci bërëb bi nga xamante ni foofee la ñu daal di assassiné Omar Diop waaye daal agent yu fare ca police bu Wakhinane Nimzatt ñoo leen daal di arrêté ngir rek naxante ak ñoom. loolu mooy seen problème. xam nga parce que da ngeen yaakaar ne secteur bii la. mais secteur golf la. donc mais loolu quand vous partez là-bas. c'est la police de golf. qui doit vous encadrer c'est pas nous. Omar c'était ici il habite ici. et les choses se sont déroulées dans hors notre secteur. je vous dis fii la dëkk. mais amuma droit opérer hors secteur sans l'autorisation des. d'accord. ci loolee la ñu dellu waaye manifestants yi di xam le ne ñoo ngi woy ba léegi di laaj ngir yoon def liggéeyam ci mbirum Omar Diop. moto pancarte boo gis ni ci bind nous réclamons justice pour Omar Laye Diop. RFM Wakhinane Nimzatt Omar Mbow. jóge foofe nag ca géej waaye wutali fa biir réew mi ñu tàmbaleeg tam beneen gox di Kédougou ab doxub ñaxtu am na ñi ko doon amal nag di askanu wa yeewu fa ca Mako di ab village bu ne ca commune bu Tomboronkoto département bu Kédougou la ne ñun li ñu bëgg mooy courant ci seen gox boobee manifeste bi nag daanaka gendarmerie moomoo ñëw daal di ko tasaare ay waxtu nag yu bëri la ñu daal di bloqué circulation bi foofee ca pont bi nga xam ne fa ngay jaar ngir wutali Mako juróom benn ci ñoom nag ñu doon manifeste ñu teg leen loxo laata ñu leen di libéré ñu dem foofa ca Kédougou fekki fa Ibrahima Diabakhate. dem ak dikk bi ci route nationale numéro 7 ci village Mako bi amoon ay jafe-jafe ci samedi bi suba teel ci ñetti waxtu la askan wi di yeewoo ci gox boobu daal di bloqué tali bi ci kaw pont bu Mako pour wane seen naqar ci ñàkkum courant ci seeni gox. Ibrahima Diallo moo yore seen kaddu. sama maam fii la judd ba léegi ak sama papa man ak samay doom ñooy fii lañ judd ba léegi mënuñu am courant Mako tey une population de 5000 habitants ñu ngi si lëndëm crise mënuñu am dara mënuñu am courant mënuñu am glace sax pour jënd glace sax problème ci weer koor bi pour nga jënd benn glace il faut nga fay 1000 francs wala 1500 nga mën a am glace est-ce que loolu c'est normal ci Sénégal aujourd'hui là où nous vivons au 21e siècle nga jënd glace 1500 loolu ñun mënutuñu dund kii boobu noonu. ginnaaw bi ñu seetlee ne négociation yi mujj la en tout le élément compagnie gendarmerie bu Kédougou daal di utiliser grenade lacrymogène pour tas manifestant yi bari woon tali bi juróom benn xale yi ñu tegoon loxo mujjoon nañu leen bàyyi ci juróom benn waxtu ci ngoon waaye ci assemblée générale bu xale yi amaloon foofu yëkkati nañu kàddu jamale ko ci autorité yi nee na jox nañu fukki fan autorité yi pour ñu indi électricité ci seen village sinon ñoom dinañ uti yeneen pexe pour indi courant bi ci seen gox bi Ibrahima Diabakhate Kédougou RFM. ñeneen ñu wane seen naqar mu ñëw yow fa ca Malem Hodar ca région bu Kaffrine ñoom it courant la ñu bëgg waaye boole ci leneen muy ay jumtukaay lu ci mel ni ay bërëb bu fajukaay ak yeneen waaye tamit anam yu doy waaru ñu dundee ne dafa doy. Malem Hodar département la 2008 ba tey waaye daanaka dara newu fa buñ sukkandikoo ci ñi doon amal seen doxum ñaxtu ñu dem foofee fekki foo Mar Ndiaye. doxum ñaxtu bi mbajaaneen lañ ko dooreel ba buntu préfecture Malem Hodar dox nag 2 kilomètres ngir fësal seen jafe-jafe yi nga xam ne département Malem Hodar mi ngi koy jànkoonteel depuis atum 2008 ba léegi Moustapha Ndaw moo wax ci cadre jeune républicain yi nekk ci département Malem Hodar. bi ci jiitu mooy suñu tali bi nga xam ne dafa jaar ci commune yëpp yi la déparé biir Malem Hodar donc mu jaar aussi Sagna jaar Jam-Jam jaar commune Dianki Ngaba jaar aussi commune Ndiobène Dum Gent dem Daaru Minam dem Xelkom donc yoon boobu priorité la tali bi force de l'ordre yi fi nekk dañ leen a éliminer ci tali bi donc ñu bëggoon ay ralentisseur parce que tali bi route nationale bi traversé mu ngi def ay jéey yu mag a mag hôpital bi aussi mi ngi fii daanaka poste de santé bi fi nekkoon moom lañ transformé hôpital dara matu fa am na ay chef lieu de commune yoo xam ne amuñu courant ci département Malem Hodar. ñoom nag li ñu jàpp mooy lépp lu ñëw ci yokkuteem gox ak doxal ab gox nguur gi da leen di fàtte. donc ñun waa département Malem Hodar mosuñu benn parti ci lampadaire donc bëggoon nañ daal mu fàttalikuñu surtout ci loolu. ñoom nag bokk na ci leen gën a naqari bépp tax boo xam ne kilifa ak nguur ma nga fa fañ koo luye. Macky Sall préfecture baa ngi nii kër guñ xàbbu la mairie baa nga ne kër guñ xàbbu la arrondissement baa nga ne bu yàlla dee taw day senn te looloo soxla ñu defal la ko Macky Sall sonn nañu. doxum ñaxtu bi gendarmerie moo leen bajante woon bañ jébal seen bataaxalu méttit préfet bu département Malem Hodar Amadou Diop mu dig leen nag ne dina ko jébal ndeyi mbi ligi te am na ci njort ne dina saafarawu Malem Hodar Omar Ndiaye RFM. maa ngi ko doon wax bopp.
waxoon naa ko ci bopp xibaar yi ku ne ak la tax a jóg ci le doxub ñaxtu ñi courant ñi ay jumtukaay ngir ñu mën a faju am nag ñoo xam ne ñoom fa ci mel ne bar ñi li ñu daal doxub ñaxtu mooy ni ñu sonalee xale yi di leen toroxal sax léeg-léeg ñu daal jàpp ne maltraitance la ñu koy dund mu métti leen lool dina dox ñaxtu boo xam ne ñu ko taxawal wala jëmmal ko di conseil consultatif bu boole tout tànk yeeg ndaw ñi foofu ca bar ñi ñoom na ñu bëgg mooy ñu daal di jëmmal code de l'enfant Matu Amar bokk na ci ñoom mooy doon seen i kàddu ci micro beeg Abdou Diouf Diagne. xale yi dañ leen war a protéger tey ñuy gis xale yi ñu leen di rey ñuy gis xale yi ñu leen di violer ñun dañuy noter benn paradoxe boo xamante ni am na loolu moo tax tey nag ñun ñuy génne woote suñu mécontentement maanaam suñu naqar si li nga xamante ni moom lañ rendre compte yi ñu génn bi si gën a fës maanaam bi nga xamante ni moo gën a wër Sénégal fii la xewee si baax ñi muy la fille Anta Ndiaye bi nga xamante ni moom la ñu faat bërki démb xale boobu ku mu waroon a doon si réew mi ku nekk ndax on ne sait jamais elle pourrait être la première présidente de la République ñun xamuñu yàlla moo xam bu loolu weesoo ñu ngi jëm ci ay élections législatives te ku ci nekk xam na doole bi élections législatives yi nga xamante ne am na ko ci réew mi ñuy interpeller tamit les futurs députés parce que y a le projet du code de l'enfant xëy na code de l'enfant boobu nga xamante ne man bi ma nekkee xale ba léegi ñu ngi def combat pour ñu adopter ko ci assemblée nationale buñ ko adopté woon xëy na tamit problème yi dinañ ko jàll te projet bi ba léegi mu ngi au niveau du secrétariat du gouvernement jot na tamit état lii nii wax na leen gën a ñaax ñu voter projet de loi boobu noonu bi nga xamante ni mooy aar xale yi nekk Sénégal gi yépp jot na tamit parents yi jàppale ñu parents yi xoolaat njaboot gi ñu yar ñu yiir ñu ba nga xamante ni lii nii dinañ ko mën a génn ba nekk des futurs leaders dans ce pays. fakk soriwul Diamniadio ñoom moom ñu ngi waajal seen doxum ñaxtu bu takku sax waaye démb takku woon nañu booloo foofe ca Diamniadio daal ngir ne dafa doy ni ñu caxa-caxatee seeni suuf ndax dañoo daal wax ne service nguur gi joxe nañu lu mu néew junni ak ñaari téeméeru bàyyi jox ko nag ñoo xam ne dañoo ami koppar askanu Diamniadio nag ma nga woon ni ki démb sa assemblée générale bëgg nag njiitu réew mi daal di annulé yooyu lay bàyyi ndax jaaxal lañ ko ci yoon leexal yi Abdou Diouf Diagne. Diamniadio boolu mu ñu kaayam nag jeex na ñoom ñi la nag ñu defu say fas yéene xeex nag seen suuf si nga xam ne dañoo dëkk di ko jël association yu bëri nag daal di joxante loxo ngir nag daal di xeex ak ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay bandits fonciers Pape Moussa Ba. dañoo gis ni kat ay nit yoo xam ne dëkkuñu Diamniadio amuñu maam Diamniadio amuñu mbokku Diamniadio kenn xamu leen lu dul ay nit la yoo xam ne ni amaana jege nañ nguur am nañ daraja ñu jël ay lu ñuy wax baay jox leen ko bàyyi waa Diamniadio fa ñu waroon def ay école ñu jox leen ko ndax loolu yëpp buñ ko joxee ay jàmbur bàyyi waa Diamniadio dafa mel ni waa Diamniadio ñoom amuñu ay droit dafa mel ni waa Diamniadio ñoom bëgguñu lu baax ngir nag daal di bañ ay laale am fi fan yi nga xam ne moom la ñu dëjmal la ñoom ñi la nag ñuy sàkku ci njiitu réew mi mu daal di annulé boo yi nga xam ne dañu koo jox ay borom doole ñuy ñëw nag ci Diamniadio di jël suufu askan wi. ñi koy ñaan moom le président de la république mooy boo yi nga xam ne dafa nekk biir Diamniadio te ñu lim ko sànq boo yooyu yëpp na ko annulé bëri na ci ay boo yoo xam ne jaarul fi mu war a jaar ñu bëri amuñu délibération commune Diamniadio te am nañ ay baay nan lañ def ba am ay boo te amuñu délibération commune Diamniadio ngir sax gën a jox ay xabaar yu wér te wóor ci wàllu suuf si njiitu réew mi collectif bi nag di sàkk ab audience ci njiitu réew mi di ñaan son excellence le président de la république Macky Sall ne ko bugguñu intermédiaire suñu diggante ak moom ndax lépp lu ñu dal intermédiaire moom moo ñu ko teg ndax fii sa information ña ngi koy jox ëllëg ñu jox ko njiitu réew mi nañ ko war a joxe mais le plus souvent information yi di dem ci moom ak yi ko askan wi di jox du doon benn raison pour laquelle dañoo bëgg mu recevoir ñu lu mu gën a gaawee en audience. jaare ci ndaje moomule ñuy sàkkuwaale tamit si njiitu réew mi mu daal di delluwaat ginnaaw ci découpage administratif bu yees bi nga xam ne def nañu ko RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. RFM rajo askan wi. ci RFM. Seydou Nourou Ba. Assane Diouf moo ne ci machine bi ñu waxtaanee campagne agricole 2022 ñu nag fexe ba teg lii di jumtukaay yi lépp da loo xam ne intrant la ba tey ñu koy xaar ci ay gox yu bëri seen seer nag lu ma bëgg mooy gouvernement daal fexe ba gina góorgóorlu ci ni lu mel laata nawet di yegg si ñoom nag day opérateur ne daal délai yi ngir ñu jox leen ko daal dafa daal di tagga tembe loolu Ibrahima Diame. nawet bi tàmbali di yëglu ci ay diwaan yu bëri opérateurs yi nag jot nañ seen notification waaye ba tey tàmbaleeguñu distribution intrant agricole yi jëm ci wàllu nawet bi mise en place bi kon tàmbaleegul waaye bu ñu sukkandikoo ci président fédération nationale des opérateurs privés stockeurs dara weesogul Modou Fall jàpp ne kon tardé amagu fi. mise en place yi moom la ñuy dëgmal nii ndax comme ni ngeen ko xamee bu dee li jëm ci gerte gi jot nañ pratiquement notification yi ak kenn ku nekk commune ya nga war a jox. je pense que jox nañ la ko waaye nag mu ànd ak délai boo xam ni dañ la ni fii ba
30 mai war nga koo yóbbu soo ko yóbbuwul nag yoon mën na koo jëlaat ci yow bu dee engrais bi tam la quasi totalité daanaka agrément yi jot nañ ko mais moom mise en place yi jotaguñ ko. moonte ne de béykat yi artu nañ bu yàgg ngir ñu bañ a am retard météo xamle ne nag mën na am nawet bi teel tàmbali tax waa CNCR di ñaax opérateurs yi kon ñu gaawantu laata muy taw Sidiba mooy porte-parole CNCR. du gerte rek nag la ñu war a indi war nañu indi xeetu meññeef yu ñor ci taw yëpp war nañ ko indi léegi itam engrais organique comme engrais chimique itam nañ ko teel a indi teg ko ci point yi ñu am alal dem jënd ku jëndee war ko mën a yóbbu seen tool naa ni peut-être semaine bi wala début semaine prochaine au plus tard mise en place yi dinañ démarrer ci yenn point yi rafetlu nañ ko njorte ek ñu ngi laaj di ñaan suñu représentant yi ci point yi su amee retard wala su amee gerte goo xam ne indil nañ ko te jàpp nañu baaxut nañu ko wax nu wax ko kuñ ko war a yëgal. ay intrants yu mucc ayib rawatina kon jiwu gerte moom la béykat yi di xaar gouvernement bi xamle ne kon besoin yi dem na ci juróom-ñaar fukk ak juróomi junni tonni jiwu gerte moom la ñu soxla kon jamono joojule opérateurs yi di xamle ne stocké nañu déjà lu ëpp téeméeri junni tonne. Ibrahima Diame ñu waxtaanee politique législative fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñuy waajal li nag di dépôt dossier de déclaration candidature yi tey jii lay jeex bu minuit jotee kon nag ñii di mandataires yi ay parti politique ak coalition parti nag yoo xam ne daal dañu fas yéene jëm ci yooyu élection daanaka ay waxtu rek moo doon dese nga ñu mën a déposer seen dossier di ab communiqué bu direction générale des élections déposer ay parrainage waaye tamit caution mouvement les serviteurs bu Pape Djibril Fall daanaka li mu bëggoon am na ko sax ba weesu ko dina coalition bu bees boo xam ne ni moom mi dafa bëgg ay siège foofu ci assemblée nationale bari na nag ay kuréel moo xam ne ay artisan la ay cadre ak ay mouvement associatif daal ak ay parti politique ak yeneen yi ñëw fekk si moom mi di parti bi di les serviteurs mu nag fas yéene daal dem ci département yëpp fii ci Sénégal Pape Djibril Fall moom mooy président bi. déglu ko téléphone ba Ibrahima Diame. ñi nga xamante ni woote nañ sunu woote boobu jaarale ko ci ndaje moom ñu doon defar taskatu xabaar yi yàlla defal ñu ci sutura ak tawfeex ay sénégalais yu am solo bokk ak ñun gis-gis daal di ñëw daal di fekke si li nga xamante ni moom mooy woote bi nga xamante ni moom la ñu woowoon ànd ci ak mouvement national des artisans ànd ci ak benn parti bu ndaw boo xamante ni parti politique la bu am solo boo xamante ni ay ndaw yu mel ni ñun ñoom it seen bëgg-bëgg moo doon participer ñoom ñoo ñëw kii ci muy MPR mouvement pour la renaissance jàpp ne beneen taxawaay war naa mën a am beneen taxawaay bu yees ànd ci ak ànd liggéeykat yi tamit ànd ci ak mouvement bu am solo bu tudd Diourbel d'abord ngir fas yéene liggéeyal li nga xamante ni moom mooy askanu Sénégal Ibrahima donc tey jii yàlla defal ñu sutura nag ñu dem déposer ji sunuy parrain déposer tamit sunu caution parrain yi tamit li ñu laajoon am nañu lu ko ëpp fuuf loolu tamit ci ndimbalu sénégalais yi la mënuñ ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax ne nag ñu continuer ñaanal ñu bu ñu valider sunu candidature ci fan yu néew incha allah dinañu ñëw sargal leen gërëm leen sant leen ba pare dékkaat leen seen loxo ñu ñaanal ñu ngir bu ñu demee assemblée nationale pas-pas bi ñu fay yóbbu ñu mën koo taxawal jamono bu nekk ba ñu xam ne confiance bi ñu placé muy kóolute gi ñu am ci ñun duñu ko trahir département yëpp di nga fa teew waaw dinañ teew ci département yi gën a bari Ibrahima. mais beneen bi nga xamante ne mënul ñàkk mooy la question des moyens noo koy lijjantee. waaw Ibrahima nag dañoo jàpp ne ñun àdduna li ëpp solo mooy am nit ñi soo amee nit ñi ñàkkoo dara. Sport Weekend dañ ci ànd ak Mohamed Diop. Sport Weekend dal leen jàmm li ci gën a fës football ak réaction ak résultat 21e journée championnat de football bu Sénégal dinañ wax tamit ci championnat étranger yi ak Angleterre Sadio Mané ak Liverpool def match nul seen diggante ak Tottenham Ismaïl Sarr moom wàcc na D2 ci lamb tamit dinañ ci waxtaan ci Sport Weekend bi ak drapeau chef de l'État bi am ci diwaan bu Diourbel. ak Ligue 1 bu Sénégal leader bu championnat bi di Casa Sport ci 21e journée bi ca stade Ibrahima Boye la doon jongante ak AS Douane waaye Casa Sport dafa mujj laaj seen diggante ak Gaboulouis score final 1-2 muy rencontre boo xam ne nag yenn saa yi xawoon naa tàng lool Youssouf Bodian compte rendu. ay supporters AS Douane yu yëngal stade bi ànd ci ak seeni joueurs yi nga xamante ni fu sore la ñu bàyyeekoo ci mi-temps bi Casa moo leen mëne ak penalty bu Lamine Diédhiou Gaboulouis yi daal di ñëwaat ci ñaareelu période bi ak doublé kii di El Hadj Latir Ndiaye douanier yi ni nangoo xaar moo tax ñu am résultat bi suñu sukkandikoo ci seen entraîneur Lamine Diagne. te xamoon nañ ne Casa moo jël pay xamoon nañ ne dafay ñëw ak objectif pour gagner match donc li ñuy wax xale yi mooy
ñu patient bañ a yàkkamti jouer notre jeu am nañ façon bu ñu footballé ñu déroulé mais quand même tout en étant patient déglu leen parce que dinañ ñëw ci loolu la ñu dugalee benn but dugal ñaari but mais auparavant en premier mi-temps gis naa ne gos def nañ premier mi-temps bu baax a baax. AS Douanes moo gënoon farlu ci ñaareelu période bi te Casa Sport dafa xaw a bàyyeeku di kaddu entraîneur am bi di Ansou Diédhiou. joué nañ bu baax premier mi-temps bi ñu def match bu baax mais après gis nañ adversaire bi deuxième mi-temps mu ñëw na mu changé manière de jeu mu dominé ñu donc foofu li may wax mooy adversaire bi moo ñu poussé ñu nekk situation boobu noonu c'est pourquoi maanaam dama koy féliciter il a travaillé et je pense que loolu la ñu war a continuer def pour football bi mën a développer. ñaareelu défaite saison bi pour Casa Sport mu wéy di jiitu ci championnat Ligue 1 bi di juróomi journée dese laata muy jeexam Youssouf Bodian stade Ibrahima Boy bu Guédiawaye pour RFM. Youssouf Bodian jërëjëf stade municipal bu Mbao lañu jëm ak rencontre bi doon dox diggante US Gorée ak Génération Foot ndam demul ndam dikul 0 bi partout Moussa Diatta entraîneur bu US Gorée di ñëwaat ci temps fort match bi ñu teewlu ko ci micro Soda Thiam. waaw match bi dañ doon jouer ak équipe bi nga xamante ni centre la te ñëpp xam nañu centre yi fay jouer ak ñoom li ñuy def donc ñun seen yëpp dañu travailler bloc médian bi. donc pour récupérer ko song leen def transition offensive bu gaaw am nañ ko mais on n'a pas été efficace pour concrétiser leen ñoom it ñun xamoon nañu qu'ils seront dans la conservation mais ils ont fait une conservation dañ def benn conservation bi nga xamante ne dafa stérile quoi donc conservation boobu ñun xamoon nañ ko moo tax dañ ci travailler lu bëri moo tax benn instant soo seetloo si njeexital match bi dañu doon meex parce que dañ leen di pousser à la faute ñu récupérer ko rek contrer leen mais football moo demee noonu championnat bi xaw na métti donc bind point même su nekkee ne à domicile la dafa baax parce que tey kenn xamul kan mooy nekk ci kaw ak kan mooy nekk ci suuf donc championnat bu métti la ñu nekk. ni US Gorée dafa am ay jafe-jafe ngir wane boppam à domicile lan moo ko waral. waaw xam nga US Gorée dafa nekk ci équipe dafa doon équipe bi nga xam ne dafa nekk en reconstruction parce que man daaw bi ma doon ñëw gis nga fi ñu nekkoon après bi ma ñëwee nag junior yi ren presque ñoom laa def confiance indi leen xale yi ñoom junior yooyu nag ñoo nekk di jouer instant yi soo seetloo soo demee si U20 yi xale yi ñoom ñoo fa nekk donc xam nga tamit c'est un projet du jóg rek sotti donc dañ ci nekk di liggéeyaat bu baax pour que mu ñëw parce que tamit dañu doon équipe bi nga xamante ne des dirigeants ki nga xamante dañu patient ñoom sa ñoo ko laaj nañu tàggat xale yi bu baax ba nga xamante ni dans l'avenir dinañu am équipe bi nga xamante ne mën na jongante ak li si kaw. Moussa Diatta entraîneur bu US Gorée ci micro ndaw lañ yebaloon ci stade municipal bu Mbao di Soda Thiam ci beneen rencontre bi doon am ci samedi bi jàmbaar bu Saly dalal ba noppi daan yu métti Linguère bu Saint-Louis ñetti bal ci dara. soo seetloo soo demee si U20 yi xale yi ñoom ñoo fa nekk donc xam nga tamit c'est un projet du jóg rek sotti donc dañ ci nekk di liggéeyaat bu baax pour que mu ñëw parce que tamit. des ci 21e journée bu championnat bu Sénégal ci dimanche bi lay doon ak Teungueth football club di dalal Mbour Petite Côte SNEPS Excellence ak AS Pikine Guédiawaye football club Dakar Sacré-Cœur ak Ndiambour Jaraaf mi am ca stade Albouri Ndiaye bu Louga ñuy rencontre boo xam ne jar naa bàyyi xel ndax Jaraaf bu gagné mun naa ñëwaat deuxième place bu championnat bi ginnaaw Casa Sport. wax ci championnat étranger yi waaye dañuy tàmbalee coupe bu France ak 105e édition bu coupe de France bi ñu doon jongante ci samedi bi diggante Nantes ak Nice muy final bu équilibré waaye nag Nantes moo mujj jël ndam li 1-0 seen diggante ak Nice but bi ko dugal di Ludovic Blas ab penalty la transformé gannaaw bi ñu jongante ñeent fukki simili ak juróom-ñaar muy ñeenteelu coupe bi nga xamee ne Nantes yi ñu ngi koy am ci histoire bu coupe de France. ci France boobee la ñuy des ak résultat yu 36e journée bi nga xam ne ñu ngi ko doon jongante Habib Diallo ak Strasbourg ñoom ci samedi bi dañoo fekki Brest daan ko 1-0 Habib Diallo titulaire la woon ci attaque bu Strasbourg. ci nouvelle yi nga xam ne mooy Sénégalais yi Sochaux bu Omar Daf ci Ligue 2 bi ñoom Valenciennes moo leen dóor ci championnat bi kon 1-0 muy défaite boo xam ne naqari na lool ndax kat dina tax Sochaux ak Omar Daf jongante bi ñu doon jongante ngir monter en Ligue 1 mu xaw a sooxe tuuti jamono ji waa Sochaux ñu ngi am 67 points nekk ci 5e place bu championnat bu Ligue 2 bu France 36e journée Angleterre la ñuy wax léegi ak Chelsea bu Edouard Mendy doon dalal Wolverhampton waaye dañu kale ndax mën nañ def match nul 2-2 Crystal Palace ak Cheikhou Kouyaté daan Watford ba noppi yóbbu leen ca Ligue 2
mooy deuxième division bu Angleterre di championship bi victoire 1-0 Brighton humilié Manchester United néewal ko doole 4-0 Burnley Aston Villa moo ko dem fekki daan ko 2-1 waaye match bi gën a ràññeeku ci samedi bi mu ngi doon dox diggante Liverpool ak Tottenham ndam demul ndam dikul 1-0 Sadio Mané mu ngi nekkoon titulaire ci attaque bu Liverpool waaye taxul ñu am ndam seen digganteeg Tottenham nag muy nag match nul boo xam ne dina tax Sadio Mané ak ñu mu àndal gën a perte place ci jongante bi ñuy jongante seen digganteeg City ngir jël championnat bu Angleterre ndax jamono ji ñoom ñaar ñoo tolloo poñ 83 points waaye City am na un match en retard wala jongante ci dimanche bi seen diggante ak Newcastle la. wax ci wàllum Espagne 36e journée bi match bi ci gën a ràññeeku doon dox diggante Betis Séville ak Barcelone mujj daan Betis Séville ci samedi bi 2-1 beneen match bi Celta Vigo daan Alaves daan yu métti 4-0 ci côté Alaves Mamadou Loum Ndiaye mu ngi nekkoon titulaire ci milieu de terrain bu Alaves. jeexale tour d'horizon bu championnat étranger yi ak 36e journée bu Italie Torino Naples moo ko dem fekki daan ko 1-0 Sassuolo ak Udinese nam demul nam dikul 1-0. dellusiwaat suñu réew ak drapeau du chef de l'État di am jamono ji ca diwaan bu Diourbel Kaffrine nekk deuxième ci poule D bi moom nag jamono ji waa Ndoukoumane am jafe-jafe ci seen nekkin foofee ca diwaan bu Bawol ba tax na ñu ngi naqarlu bu baax a baax loole te naqarlu tamit ñàkk soutien bi nga xam ne seen kilifa yi dëkk ñàkk nañ leen ko jàppale Oumar Ndiaye. Les représentants de la région de Kaffrine au tournoi de lutte doté du drapeau du chef de l'État se disent confrontés à d'énormes difficultés financières puisqu'aucune autorité de la région n'a voulu les soutenir. Ahmed Ndiaba est le directeur. On est en train de souffrir ici à Diourbel. Vu que depuis hier on rencontre d'énormes difficultés. On est venu avec un Diagadjaï, un autocar Mbar, ça c'est pas normal, un 504 venant de la région de Kaffrine. On est venu avec 4 départements, le département de Koungheul, le département de Birkelane, le département de Ganda et Kaffrine. On est en train de souffrir et le département de Malem. On a amené ici des gosses de d'autres régions, ils sont en train de nous manquer de respect. Ça c'est pas normal. Parce que vu que nos instituts avec nos dirigeants qui sont à Kaffrine, on a l'Aïssaou, le ministre du Tourisme et du Tourisme. Je pense que notre président du conseil départemental, Abdoulaye Wilane, ils nous ont regardé comme ça venir sans rien. On est en train de souffrir. Depuis hier, les zones n'ont pas mangé. Si les résultats ne suivent pas, on est venu ici pour avec des objectifs. Mais si les résultats ne suivent pas, c'est parce qu'on est en train de suivre ici, c'est ça la vérité. Et pourtant, l'équipe de la région est sortie deuxième de sa poule, selon eux. Sur une poule de 4, vu que Dakar, il est à l'intérieur. Là, on est deuxième derrière Dakar. Mais ça, c'est acceptable, mais c'est pas normal. Si les conditions suivaient, on devrait prendre le prix parce que Dakar nous a battu 3-2. Ça, c'est pas normal. Parce qu'on a, sur 15 combats, on a 15 combats, on a 11 victoires. Dans les situations de précarité qu'on est en train de vivre. Les membres du CRG de lutte de Kaffrine se disent très remontés contre les autorités de la région qui les ont laissés à eux-mêmes. Il appelle les populations de Kaffrine à venir à leur secours pour pouvoir continuer la compétition. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye jërëjëf des ci drapeau chef de l'État boobu la ñuy jeexale sport weekend bi ak introduction bu open muy yeesal boo xam ne andi nañ ko ci biir drapeau du chef de l'État Yacine Ndiaye di Manga 2 mooy responsable bu lutte simple ci CNG di ñëwaat ci yeesal yooyee ñu teewlu ko ci micro suñ ndaw lañ teewal ci diwaan bu Diourbel di Malal Junior Diagne. open bi ni ñu ko defee rek xalaat moo tax ñu wax ne fetu làmb la fetu askan bi la mënoo nekk sportif ba pare di jël ay drapeau ci gox bu ne ñu ñëw wax ne tey bu loo participer parce que yaa ngi pesé 120 kilos plus 125 kilos 130 kilos ñu wax ne loolu du yoon képp ku nekk sportif rek da nga war a participer ci drapeau chef de l'État c'est pourquoi ñu yokku ci indiwaat open pour ñooñu am seen chance fu ñu mënta jógee mun a am seen chance pour bëre drapeau chef de l'État donc les 666 kilos participé na 76 kilos yooyu yëpp bàyyiwu ci dara par région aussi c'est la même chose aussi donc open bi moom nañu yokk ci yëf bi moo tax charge bi métti na. ñaata mbër moo ci bokk. calculer 28 à 27 lutteurs qui seront pour le open de 120 kilos 130 kilos 135 kilos sont dedans. Yacine Ndiaye di Manga 2 ak Malal Junior Diagne ñooy tëj sport weekend bi ñu leen di gërëm bu baax a baax ci teewlu bi jërë ngeen jëf. jaajëf Mouhamed Diop mbokk jaa ngeen jëf xibaar yi buur na foofu dañ ko jëmale ak Mouhamed Diop di ko jaajëf bu baax a baax Assane Biram Diouf moo nekkoon ci machine bi Seydou Nourou Ba ci micro bi jaa ngeen jëf.